moo ne de ci wàllum sensibilisation bi ngay woo artistes yi Thione Seck mi ñu dëddu démb commencé woon na ko ndax defoon na benn morceau ci corona pour sensibiliser askan wi et tout mu doon loo xam ne nag tàmm na ko nit ku daan sensibiliser la ci lépp ci wàllu wépp njëkkewu ko tey sànq bi ñuy xool ay son ñu ngi doon waxtaane way na baay way na yaay way na doomu baay mais également way na xale way na jigéen mu bañ a sàggan ci doom way na bu ñu doon lim duñu jeex waxambaane borom kër nu mu war a taxawee bi ngay wax sànq mag du caaxaan sama xel ci way woowu la dem borom bi jaaw du fa donc sama xel ci yooyu ci way yooyu la dem mais tey ji su ma la waxoon père en tant qu'artiste yow mais moom aussi artiste bi mu doonoon soo ko doon résumé lan nga ñuy wax. bu doon résumé Thione Seck il a été d'une régularité ak nit ku dëggu foofu lay xoolee Thione parce que Thione Seck chaque fois boo ko daan laaj daf laan ki ko gën a xam dem leen seeti Idrissa Diop moo ma gën a xam ñëpp fii parce que bi mu amee 14 ans la nekk ak man suma kër Gueule Tapée kër Samba Xoyan Ngom nekk fële suma kër nekk fii alors suma kër nag moo doon QG bi fa la daan ñëw moom tous les jours Youssou Ndour bi fa la daan ñëw tous les jours ñoom ñaar ma bokk yar la ñoom ñaar te là je voudrais vraiment que ce soit clair que Thione Seck ba ma ko xamee ba léegi ci dëgg laa ko mos a xam cette rigueur de vérité là loolu lu ma marqué la ci moom te loolu bi mu nekkee xale am 14 15 ans 16 ans 17 ans ñu daje Miami nag kër Ibra Kassé fa la jëkk a commencé moom avant muy dem orchestre Baobab ak yooyu yëpp biir Miami la commencé donc man dama commencé Miami rek tourné rek mu ñëw fekk ma ne ko yow looy def fii mu ne ma day Kassé engagé na ma c'est ça mu commencé woy rek ma dégg ma ne waay donc Thione dafa boo xoolee bu baax c'était un homme habité habité par le divin peut-être habité par quelque chose dans ses textes dans sa façon d'écrire dans sa façon d'être muy nag may wax benn affaire bu important ma la koy wax tey mooy il faut que nit ñi delloo si dëgg bu ñu bàyyi ba nit ki dee nga koy soog a témoigner ay wax yu kenn xamul ak yooyu non Thione n'a jamais aimé ça Thione durant toute sa vie ci dëgg fu mu ko fekk fa la koy bàyyi donc comme je disais aimons-nous vivants n'attendons pas que la mort nous donne du talent bu ñu bàyyi ba nit ki dee nga koy wutal talent wala nga koy wutal yenn kii donc man démb dama wax ak Wally Seck bi ma ko jaalee ba pare ñu yendu foofu kër baayam mais bi ma koy jaalee dafa ñëw rek lëgg ma jooy ne ma suma papa fa mu jaar ak yow yëpp xam naa ko ba mu nekkee xale ak yow yëpp daf daan wax ne kii moom rek ci ñi gën a xam sama baay Thione Seck bi ci la bokk moom donc ma ne ko nag léegi am nga mission bu nga xam da nga ko war a jël xam lenge bi nga xam ne sa baay Thione Seck moom la jël lenge yooyu moom la jox et c'est très important rek mu lëng ma xam nga mu ngi noonu daal émotion bu particulier démb ci moment bi moo koy gis noonu di ko jaalee donc di ko wax ne ko Wally tu as une mission maintenant régalienne am nga mission boo xam ni sa bàyyil na la ko fii donc comme ni mu ko daan waxee aussi parce que Thione dañ daan waxtaan maak moom ci biir ak ci biti man ak Ablaye Guissé mi toog nañu ba tey di waxtaan dinañ ci ñëw léegi ci waxtaan woowu ñu mujjee waxtaan ak moom mais dama ko ni tout le temps daf daan wax ne sama doom chance bi mu am sax xamu ko mu ne ma yow Idrissa fekk nga booba temps benn ampli lañ daan yor ampli bi marque Vox Suprême la woon bu xonq ci lañ daan def benn guitare def fa micro percussion yi benn ampli rek jamono jooju mu ne tey Wally Seck dafa juddu ñëw fekk papaam am matériel bu sophistiqué am boîte de nuit am club
am lépp mu fekk ko fa donc mu jox ko la ngay ne ko ay ca dawalal mu dawal donc fi mu nekk nii Wally Seck missionnaire de son père Wally Thione Seck la donc loolu lañ koy wax moom donc bu loolu weesoo ma xool Thione fi mu jaar du début jusqu'à la fin de sa vie ci mbind amul lu mu bindul te boo xoolee bu baax wayam yi mu way yëpp subhaana taala daf ciy ne parce que yàlla rek moo fi nekk waxee mu ne la yàlla moo fi nekk te du fi ma su jógee moom rek fi ma sa ne tu comprends donc loolu dafa marquant man Thione bu ma koy souvent bu ma koy xool dama koy xoole ci année yooyu ba ni mu génne àdduna il n'a jamais vacillé mosul jeng mosul il a été toujours droit dans ses bottes tout le temps dans la vérité surtout ci dëggu boobu man moo ma gën a impressionné ci moom am na ñu daan wax ne waa dafa xaw a tàng dafa xaw a lii non une vérité mënul sedd mënul tàng mënul la dara une vérité ça reste une vérité merci beaucoup sànq maa ngi joxe misaal boobu ñëwagoo leen bi ñuy def revue de presse bi man comme man dama ko daan tooñ tout le temps benn jour ñu toog di waxtaan ma ne ko père yow daal benn défaut nga am mooy da ngaa naqari deret mu ne ma waaw wax nga dëgg damaa naqari deret mais naqari deret moo gën di wax luy tuur deret keroog bi réew mi di tàkk di lépp di am ma ne ba démb sama xel demaat ci loolu ma ne mosoon na ma wax genre wax bi ne ma naqari deret moo gën di wax luy tuur deret te boo seetloo léegi lu ñu wax rek musiba lay indi après ci réew mi donc finalement il a toujours été un poète un parolier nit boo xamante ne li mu yëg moom la lay wax mos nañ amaat beneen jotaay man lu ne laa ko doon wax lu ko nit ñi daan ragal wax sax dama ko koy wax ñu toog waxtaan ba pare ma ne ko am naa benn question boo xam ne ñemewu ma la ko laaj ci interview mais ñeme naa la ko laaj en off mu ne ma lan la waxal man suis open waxal ma ne ko père lan moo tax nga bañ Youssou Ndour mu ne ma bon ma ne ko waaw mu ne ma fi mu toll nii de yow wax nga lu yàlla bañ ma ne ko man kay waxuma lu yàlla bañ li ñëpp di ruumandaat loolu laa wax mu ne ma noonu li tax wax lu yàlla bañ moom nga def mooy parce que li ngay wax dara leeru la ci te man ko bëgg Youssou Ndour laa mais nag du ma mës a accepter bëgg nit ba nekk naa féq su ma d'accordul ak yow dama naan la d'accordu ma loolu la ma tontu woon jour boobu ne ma amul artiste bu nekk ci àdduna bi boo xam ne teg naa la wala respecté naa la respect bu ma jox Youssou Ndour amul mu ne ma mais su ma d'accordul nag je vais dire je suis pas d'accord quel que soit nit boo doon donc grand gise yow aussi ma bàyyi la nga def ci say témoignages ci surtout yow ci laataa may jox soxna Miana ak soxna Mati ñu laaj question surtout yow ci seen dund gu mujj nan ngeen dundee woon ak moom waaw xam nga bon man grand bi man ak moom dafa am lu ñu liyee lu bëri Thione dama lay wax benn kii rek anecdote temps yi passé man dama nekk di bind benn livre bi jeex na pare na mais livre bi correction la dem ñu koy corriger léegi nag ma woo ko téléphone ma ne ko grand mu ne ma ne ko livre bi ma bind dafa am partie boo xam ne chapitre yoo xam ne yow la xam nga lu ma wax mu ne ma Ablaye ma ne mu ne ma balaa ngaa publier livre bi indi ma xool ko mais effectivement bi ma ñëwee man ak moom ma jël paragraphe bi ma ko consacré man ak moom rek ñu toog te loolu li ma lay wax ni yàggul na est-ce que loolu sax am na ay 3 semaines ma ñëw kër ga ci guddi maanaam moom rek si salle bi tellement xam nga salle bi dafa yaatu fauteuil yi léegi luxe ma ñëw ñu toog maag moom rek mu taal lampe bi mu ne ma non heure bi mu ne moment bi mooy gën a neex mu ne ma kiyal ma jël sama téléphone portable di ko ki def nii di ko défiler paragraphe bi di ko liiral su ma liiree su ma ñëwee ba fenn rek mu ne ma non changé lii mu ne ma lii moom nit ñee koy wax waaye musul am te pourtant loolu may wax ci moom lu ko doon rehaussé la quoi lu ko doon rehaussé la mais moom ko nekkul ci moom non nee na loolu amul dindi ko mais xoolal loolu tey jii koo fi woo benn musicien boo xam ne koo fi woo nga ne ko tey tu es le dieu de la musique sénégalaise mu ne la c'est vrai mais moom quand boo waxee wax yu jëm yooyu mu ne la non dindi lii amu ci nga ne ko année bii nga def lii année bii nga def lee année bii nga def lii mu ne non du année bii année bii lii laa def
démb dama toog di seetaan ITV. ñu teg benn émission bu mu defoon. moom Bouba muy expliquer këram gi nu mu ko amee. effectivement man ci livre bi la mu ko expliquer. mu ne ma man ñu bëri na Abdou Diouf a tax ma am livre ma am kër gi. mu ne man état musuma yor. mu ne ma sama kër gii ma ne mu ne ma ci woyu maacu bi single maacu bi tax loolu xam nga nu mu demee. parce que man dama ko expliquer ma ne ko pourquoi tey nigériens yi di woy benn single di tabax ay château. américains yi di woy benn morceau di tabax ay di jënd ay île. français yi Patrice Cabrel. woy benn morceau tabax ay île jënd ay île. ma ne ko pourquoi ñun suñu musique foofu dama doon waxtaan moom ci mécanisme yi lal musique sénégalaise. lu tax mécanisme bi lu tax doxul. pour moom mu wax ma xalaatam. mais dafa ma ne ma Ablaye ma ne mu ne ma pour te rejoindre man sama kër gi man Abdou Diouf mayu ma ko Senghor mayu ma ko. mu ne musuma am dara ci état. mu ne ma tey li ma woy c'est damal gëstu àdduna bi ku bind li ma bind ci woy. billaahi coono ma ko wax. donc ma gis ne sur le plan benn côté bi si simplicité am ak yenn yi comme li nga wax ni yow xam nga da ngay faral di wax ne maa ngi dégg nga ne yow lu la neex nga koy wax. effectivement bon man aussi il m'arrive te man aussi il m'arrive moom. su ma bëggee convaincre da daan waaye léegi nag ñëpp dem nañu man ak yow rek a des. wax ma dëgg rek la may wax. non wax ma dëgg rek nag mu affaire bi demee. donc c'est quelqu'un boo xam ne gis nga et puis proximité du mu am. gis nga loolu dafa baax ci artiste. gis nga un artiste si tu as la tête ailleurs. maanaam yow tu n'as pas la tête sur les épaules. yow dafay na nga yow tey. yaa ngi yàlla yéen nuroo kenn warula gis kenn warula ñëw jege la loolu da lay day tax nga am distanciation avec ton peuple. Thione c'est quelqu'un boo xam ne li may faral di wax bu ma ne ko tu as une mission prophétique parce que parolier nga da ngay bind. mu ne ma ne ko man lu tax ma gën a am proximité ak yow mooy man aussi man bind laa gëm. gis nga ñetti kéem yi mu bind nii l'artiste Rapace ak kii bi beneen bi Tissera bi bi ñu toogee ñu xool texte yi ma xool texte yi ñuy lire maa ngi moom ñu lire texte yi ba pare ma ne ko non grand nag vraiment dëgg poète nga quoi mu ne ma xoolal mu ne ma xam nga lu tax mu ne ma boo ko waxee rek ma gëm ko nag léegi ma ne mu ne parce que maa ngi doon hésiter merci beaucoup parce que mu ne ma man woykat laa bien vrai que j'écris mais woykat laa ci laa dem ba ne ko man ak moom ak Alioune Tine ak grand bi ñu toog studio di def Balago TV di def émission Alioune Tine ne ko gis nga tey bu doon Europe nga nekk wala États-Unis wala feneen da ngay am prix Nobel de la littérature parce que li Alioune Tine wax dëgg la mais Sénégal ngay gis maanaam ay monuments yu mel ni Thione Seck li grand bi wax léegi mais gars yi dañuy bàyyi ba ñu dem gis nga man ma wax la leen loo xam ne gis naa ko ci armée ya te man leer na ma ne neexul Thione mais Thione Seck moom tey bu jubóo la yow su am nu mel ak yow mais Thione Seck boo dee woon ci armée mais du la fa fekk parce que dëgg la ci moom du naa fekk du wane lii di def lii falsul c'est pas un homme du quelque du false alors que tey suñu société bi ñi defe na ay référence lañu ay false lañu ay photocopie lañu ils ne montrent pas leur véritable visage alors que Thione ba ni ñu koy dugalee ci bàmmeel il a toujours été ce qu'il est. Merci beaucoup du mës a changer seconde. buy dee sax du changer. merci beaucoup dinañ ñëw ci li nga xamante ne ni sànq jot nga ko junj Père Idy jël nga ko moom mooy difficulté yi nga xamante ne ni artistes yi wala gëdd gi ñu leen war a jox duñ leen ko jox lu ko waral ak lan moo nekkoon combat am dans ce sens dinañ moom la ñuy tëjee damay bàyyi ñaar ñi ñu laaj après nag ñu ñëw ci thème boobu noonu nga xamante ne ni mooy combat bi mu amoon. waaw ñu leen di dalal ci plateau Bët Set bi di leen jaar ki nga xamante ne moom mooy Papa Thione kenn dootu ko présenté fii ci Sénégal
alors ñu gis ne témoignage yi yëpp ci côté diine macha allah te wane na ko ci à travers tur yi nga xamante ne tuddee na ko ay doomam ay ñoom Seydina Aliou ay ñoom Mouhamed ay Babacar macha allah ñuy laajte rek lan ngeen ko mën a seedeel ci côté diine bi ndax macha allah nit yi daal tagg nañ ko ci bu baax a baax. danaa la wax lan di ci loolu. mooy fu ko waxtu fekk. ak loo leen mën a wax. loo leen mën a wax de. fu ko waxtu fekk moom. dana ne. dañ jàpp julli. waaw sànq bi ma koy wax fii père fekkee woo de day nekk biir studio. waaw ñëpp concentré wu ci benn affaire muy xuloog ingénieur de son yeeg tàngaay bi lu ne mu kaas jékki-jékki de waxtu wi jot na nañ julli ci jénn dem julli. waaw loolu fekkee naa ko ba taay. loolu fekkee naa ko man tam ba taay. donc loolu lu ma marqué la te kooku du lu marquant sax jullit noonu lay mel. waaw. bu fekkee da ngay woy sa bopp jullit. noonu rek nga war a mel. donc Thione a été spirituel bien sûr toute sa vie. boo xoolee comme ni ma ko waxee tout à l'heure mooy même ci bindam sax bindam yëpp. wayam yëpp du turandoo yooyu rek mu tuddee tur yu sell yooyu. c'est-à-dire même dans sa vie ci bindam yi boo xoolee tous ces textes. da nga ci waaw yàlla daal subhanahu wa taala mu ngi ci lépp finalité bi loolu lay doon waaw lépp tonalité bi daal ci wàññi dama gis benn reportage de mu ne mi ngi toog ak Pape Cheikh Diallo ne ko yàlla moo fi mos a nekk te après moo fay ne waaw ci moom lépp donc rendons grâce à Dieu xam nga yàlla na ko yàlla vraiment teru ci àjjana firdaws yi gën a kawe parce qu'il a été spirituellement très man daal Thione daal mu ngoog rek nañ ko bàyyi ak yàlla. merci beaucoup gisee par rapport ak loolu diine ji nitu diine bi mu doonoon. waaw man moom defe naa ne même grand bi récemment rek. bi ñu demee ba foofu ñu dem añ mu ñu ñett añ si biir néegam. waaw mu ne ma. ceeb bu weex. ceeb bu weex mu ne ma. sànq maa ngi wax ne ba ci biir néegam ngeen doon dugg di fa añandoo. booba yegg seegoo leen. grand bi ne ko mais Thione sama rak. laa doon bëjëg xaw ma léegi xoolal nga ceeb bu weex bi am bëjëg léegi ñu ñëw rek Thione ne grand bi nañ dem sama néeg la ñu añee tey grand ndeysaan ñu dem ñu ñett mais gis nga Thione pour te dire côté diine bi même booy gis nga même booy wax ak moom nga ne ko tey c'est kii ne Mati mooy boo ñëwee sax ne ko waaye mais Mati tey moom bi ma demee Seneweb commencé lii mu ne ma non bàyyi mais mu ne ma gis nga nag nit moom bu nekkul si fii moom jarul ngay waxam dala koy wax donc du Thione Seck kon mooy dem ci nit di ko indil ay pexeek di ko sonal. man su ma ko ne gëmul loolu xoolal. bu lay xeex day xeex ak yow. frontalement amul frontalement moom gentleman lay def. donc côté diine bi man li may gën a jàpp ci moom chaque jour mooy li grand bi wax côté julli bi parfois am na benn jour ñu ngi def émission Balago TV def émission bi ci yàgg ba pause bi deuxième partie bi mais dafa dem ñun ñëpp dañu dem julli dañoo julli ji pour reprendre émission bi pour te dire donc loolu ñun mun nañu wax ne côté diineem macha allah quoi macha allah. bon man aussi personnalité am lu tax ma gën ko ñeme man loolu la quoi parce que diine bi ma gis ci moom la. damay xam ne du ma ko woon ginnaaw mu poignardé ma damay xam loolu. moo tax man je me laisse aller avec lui. waaw merci beaucoup ma jox soxna Mati. waaw père ba damay laajte rek si carrière musicale Papa Thione. koy wax père man ngay koy wax. waaw yow grand père nga ko. comme boog grand père. ma damay wax rek si carrière musicale Papa Thione lan moo leen si gën a marqué parce que gis nañ Papa Thione def nu mu tuddati traditionnel Papa Thione def moderne Papa Thione jël musique orientale def ko fii tamit woy ko fi. est-ce que am na benn morceau wala benn variété ban moo la gën a marqué si moom. man am na benn morceau boo xam ne
day wax ak suma am sensible amu jullit bi ma doon mooy way woo muy woowee adduna waaw mu ne adduna du dara noonu la koy waxee dañ fi tabax ay immeuble yu bari voilà mu adduna donc way la bu ma marqué ak yeneen bien sûr fi muy tagge yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ça m'a beaucoup marqué aussi fi muy way na lu ne coon boo xoolee bu baax way na lu ne ci jën yooyu nga xam ne ñoo bokk géej gi te bokkuñu cafin ay yooyu yëpp ay wax la daal ay wax yu important la donc man dafa spirituellement wax dëgg yàlla coon li mu fi bind de du ma ne kenn bindu ko fa waaye li mu bind yow li mu bind doy na war trop waaw doy na war trop maintenant li mu bind jaloore yi mu def yëpp ni ñu koy waxtaane est-ce que àq ak yelleef bi waroon nag ñu delloo ko culture delloo ko Sénégal delloo ko est-ce que delloo nañ ko waaw dinaa la tontu ci loolu c'est parce que li ma wax sànq ne dañ fi wax benn affaire boo xam ne c'est dans les années 74 dañ ne déglul woy wa ngir nga xam la muy wax bu la saas baat jaaxalee laggal nga laaj ko koy wax bul bàyyi ba mu dee ngay soog a laaj ngay soog a déglu ndax naqar wa day gën a tiis ngir dootoo ko mën a laajte boo ko weddee xool ci Abdoulaye Mbuub wala nga xool ci Mbaa wala nga xool ci Mbay Fall ñun ñoo ko fi waxoon loolu te loolu moo gunge coon ñu bari dañuy il faut pas travestir l'histoire loolu dafa important moom dans ma lecture xam nga fii ñun amul dara lu ñuy impressionné fii amul kenn ku ñu mën a impressionné amul fii yàlla waaw on est très yàlla moom bu ñu koy xalaat dañuy jooy parce que yàlla moo fi mos a nekk te du fi mos a jógee yàlla rek mais gis nga li nga wax nii nit ki ñuy bàyyi ba mu dee ñu koy sëg a déglu durant toute sa vie Thione il s'est battu pour la culture et pour les acteurs culturels dernièrement mag suma papa ji encore une fois Abdoulaye Guissé dañu toog première émission bi ñu njëkk a def c'était au nom du combat qu'on a porté tous les 3 moo tax ñu am benn manquant tey muy Thione parce que ñun ñetti maillon la ñu woon muy Abdoulaye Guissé muy man ak Thione Seck ñu def Balago TV benn yoon gaa ñu ne nañ ci bàyyi xel deuxième bi ñu bàyyi ci xel vues yi commencé monter di yéeg troisième bi et cetera donc combat boobu yëpp ñu doon mëne ñun ñett c'était au nom de la justice culturelle de ce pays il faut que ñu pour moom comme il a jamais été du nafiq comme ni nga ko waxee tout à l'heure mosul nekk nafiq Thione Seck yàlla na ko yàlla xare àjjana amiin donc combat boobu yëpp dañ ko mënee parce que dafa gëmoon loolu parce que dañu ñëw ne SODAV dañu bëggee jaar ci digg bi dañ ne SODAV li fi am nii mënatu fi am parce que moom li mu bind ci way ak ni mu ko binde ak nombre bi mu bind ci way SODAV foofu bu fekkoon ni 7 étages la je crois que 4 étages yi dana ko jël moom 3 étages yi nag après ñu xool man noonu laay waxee quoi parce que fi mu bindee ak fi mu jaar donc mu naqari ko trop que SODAV am benn jeng bu muy jeng wala am ñoo xam dañu yaakaar ne ñoom mën nañu téye culture bi fii ci dëkk bi te culture bi fii kenn mënu koo téye fii ci dëkk bi dañu waxtaan mu ne ma fii ay séeréer fi nekk ay xaasunke ay joola ay bambara ay soose ay tukulóor ak ay wolof ak ay pël ñoo fi ne ñoom ñooy Sénégal donc Sénégal mënuñu ko jël rek jël benn ethnie wala jël benn xawma lan ne kii ñii ñoo yor culture bi kooku mosu koo nangu moom man foofu laay waxee ak Thione tey yàlla nu ko yàlla yërëmal donc il a toujours refusé d'être dans ci benn xam nga benn non dëgg quoi loo xam ne du dëgg donc ñu porté ko man ak Ablaye Guissé waxtaan ci dugg ba dem ba jeex tey et il y a une semaine il m'a appelé une semaine yàggul de daf ma wax xam lu ma wax
ne ma yëngu-yëngu bi ci dëkk bi ak jeunesse bi ni ñuy caxatee taal ak yooyu mu ne ma nañu def benn émission boo xam dañu wax waxi SODAV bien sûr mais nañu wax la paix pour la paix dans ce pays là wax ak xale yi ñu xam ne lépp lu ñu lakk seen i yëf la ñuy lakk wala lépp lu ñu laal seen bopp la ñuy laal alors que jeunesse bi réew mi ak ñun ñii xam nañu fi ñu xale yi man day xam naa fi ma xale yi teg moom xam na ko coon kii xam na ko aussi mu ne ma xale yi fi ñu teg ñoom bu ñu leen ñaanee dinañu am benn cofeel dañu am ruusange wala yooyu ci ñun donc mu ne ma il faut ñu def benn émission pour mercredi bii mercredi kañ la après demain après demain la ñu waroon nekk ci plateau man Ablaye Guissé ni ak moom Thione Seck yàlla nag def maninam rek comme na mu ko daan defee rek na mu ko mas a defee mu def ko donc Thione c'est un homme exceptionnel man noonu laa ko mën a gisee et puis naa leen wax ci beneen côté aussi boo xam ne c'est le côté social qu'il avait social living boobu Thione dafa yàgg yor social boobu bi mu nekkee xale ba ni mu dëddoo àdduna nii këram te même Wally Seck bii ñuy wax muy doomam di deretam social boobu rek la mos a xam moo tax Wally nekk ci social boobu aussi parce que papaam noonu la mos a doxalee addunaam yëpp non mais mos nañ ko laaj Wally Seck ni muy def socialement nan nga ko gisee mu ne Kiné mooy yaayam man Thione Seck maay baayam est-ce que mën naa mel neneen nu dul di social. dëgg la noonu la ko waxee dëgg la mais loolu nekkoon réponse bi. gis nga nag pour te rejoindre ci réponse boobu mooy il a été très social ay fóotkat dañ daan ñëw këram ay baykat dañ daan ñëw këram ay jaaykatu gerte caaf yi ci mbedd bi dañ daan ñëw këram ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen bépp xeet boo xam ni c'est l'être humain daan ñëw këram mu leen di teral te kenn du ko yëg kenn du xam man mii wax ak yéen tey moom révélé leen benn affaire mos naa fi am ay problème wu xaalis comme nit ñi muy amee problème rek comme tout le monde ci àdduna comme tout le monde ma ñëw comme suma rakk la te mosuñu dara mosul ñaaw ba tey yàlla na ko yàlla xare àjjana ma ñëw expliquer ko wax ko mu ne ma bul sax guddal mu ne ma maa ngi lay fekk sa kër soxla boobu ma ko wax tey laa koy soog a wax ni kenn xamu ko mu ñëw fajal ma soxla boobu 1 mois 2 mois après ma ñëw la ma fajaloo noonu comme soxla ma delloowaat ko donc nit noonu ngay mel nit ki doo rusa ñëw toog nga xool ku la tane nga wax ko sa soxla loolu mooy jullit loolu mooy nit noonu nga war a mel Thione donc jaar na ak moom foofu jaar na ak moom ci yeneen i mbir aussi parce que suma xaritu intime xam nga Thione bi mu amee 14 ans je vous racontais ça tout à l'heure moom suma xaritu petit frère la woon ki topp ci man muy Souleymane Samb Souleymane xaritu Thione la woon ba pare nekk xaritu Youssou Ndour ba léegi suma rakk jooju ñu ngi liggéey ak Youssou Ndour ba léegi ma lay waxaat nii waaw ñoom sama rakk jooju ñoom ñoo daan yanu matériel yu Youssou Ndour yëpp amul lu ñu dajul ci Youssou Ndour donc Thione Seck booba jamono daan xool ne mais man comprendre ma ni ko waaw comprendre loolu lan bàyyi ko c'est son choix parce que dafa nekkoon seen xarit ñoom ñaar ba pare Souleymane jël nag kiyam yëpp awale ko ci kii ko ci Youssou Ndour quoi daan ko taxawu mais nekk xaritu Thione nag donc moom mu nekk ci digg mu ne des fois mu ñëw fëgg suma appartement ci kaw ne ma waa grand waaw lu may def nag ma ne ko déet pour def dara nekkal rek li nga nekkee nii ñoom ñaar ñëpp say xarit lañu pour te dire fi mu jaar booba tax xale yu ndaw lañu
moo tax Thione il avait 14-15 ans Youssou Ndour bi il avait 13-14 ans 15 ans donc ma xool Thione son cheminement muy mag mosoo ko dégg ci dara fa ñu nekkoon noonu man ak nijaayam mooy Assane Ngom Assane Ngom mooy pappu Eumeu Sène bii mbër maag pappu Eumeu Sène mbër amul lu ñu deful moom mooy nijaayu Thione Seck bii mooy Assane Ngom amul lu ñu deful suñu àdduna dañ daan dem toolu Kéba mu nga woon ci ginnaaw université sàcc mango yi fa nekkoon yépp ginnaaw université bi amoon na tool université bi waaw tool bu mag toolu Kéba. toolu Kéba lu tuddoon seetal loolu. ñu te jël fa mango pas sàcc sax dafa xaw a kii mais dañ fa jël mango yëpp ñëw ay paan sama père da ngeen ko doon sàcc. waaw ñëw teg ko ci diggu këram moom mu naan way bi mu ne ma ne ko téel mango yi dafa neex de jëlal rek kii donc on était dans un man Thione bu ma koy xool yeneen i bët laa koy xoolee waaw même Youssou Ndour mii tey moo koy xool yeneen i bët laa koy xoolee ci bët yooyu c'est très très important ñu wax ko pour que sénégalais yi xam ne aussi jarul ñuy maquiller histoire ak di wax loo xam ne kii moo ne démb Youssou Ndour wax na benn information boo xamante ne ni ñu bëri umpale woon nañ ko nee na grand public bu mu koy njëkk a découvrir Thione Seck moo gàddu loxoom te yóbbu ko Daniel Sorano joué loo ko fa mu découvrir grand public nee na histoire u grand public moom foofu la démarré. et puis wax na dëgg xam nga lu tax mu wax dëgg c'est-à-dire Thione mosul dans sa vie mosul tricher jamais dañ naan toog di wax ci affaire yu Youssou Ndour man ak Ablaye Guissé mii mun nañu déedéet kooku nag moom sama waay la kooku sama xarit la donc waayam la mu bëgg ko lool. waaw wax na ko lu benn lu teg ko fu mu tegul kenn mais comme ni nga ko waxee sànq bu dëgg jotee amul kenn ku Thione Seck dul wax dëgg. amul donc ci foofu rek pour rejoindre la ci question boobu nga wax ne. moo ko dajale maanaam moo ko rencontré avec le grand public dëgg la. merci beaucoup parce que fekkee naa ci lu bari man. merci beaucoup. dama amoon benn question bu ñu bëgg xam naa sama père Guissé mi laa koy laaj. ndeysaan comme da ngeen àndoon doon liggéey si Balago TV. waaw tey nem si yàlla bi nekkatu fi yéen est-ce que da ngeen di continuer di dem foofu di def émission wala naka lay demee. ndax combat bi laaj bi kon mooy ndax combat bi ngeen àndoon doon ko combat ndax combat bi day continuer wala day voilà waaw léegi pour tontu ci question boobu il faut que d'abord ngeen may ma tuuti rek ma wax ci li nga xam ne aussi lu am solo la mooy ak ni état di accompagner les artistes. très rapidement parce que ñu ngi may signaler sànq ne dañu war a dem jëli cérémonie officielle voilà léegi nu mu tuddati tey jii moom Thione boo xoolee carrière am yëpp l'état ban rôle la joué ci Thione Seck mais amul il faut oser le dire tey jii loolu dafa ñaaw lu day ni lu Sénégal yëpp bokk mais presque benn nit moo ci jëriñu parce que état waru fi nekkal benn nit quel que soit nit kooku nag yow yaay kan ak foo dugg ak foo soso l'état la république elle est pour tous les citoyens Thione Seck c'est un créateur c'est le moment may lancer appel au président de la république Macky Sall Thione dafa am projet CEDEAO projet boobu mais état du Sénégal moo ko waroon porter moom Thione mu defar ko regrouper ay 16 pays dëkk bu nekk mu jël fa 20 artistes en tout mu war la jox ci ay 700 et quelques artistes yu war a kii te presque de ses propres moyens def na lépp man toog naa ñu wax ma ko nettali ma lépp fu mu egg am ñoo xam ne yoo xam ne ñëw nañu participer gratuitement ku mel ni Père Idrissa Diop ak ñeneen ak des artistes de la sous-région ñëw nañ fa am na groupe am téléem rajo ak lépp communication am na siège fu mu nekk ak lépp mais léegi pour man l'État ne doit pas attendre que Wally Seck dem naan moom mooy eggali projet yi parce que Thione n'appartient pas à Wally Seck Thione c'est un patrimoine donc nañ ko considérer comme un patrimoine li mu fi def comme projet yi mu bàyyi mbëbët état teg ci loxo accompagner ko te loolu man du ma ci woo ministre de la culture du ma ci woo kenn du ma ci ko mais le président de la république Macky Sall
moom le gardien des arts et des artistes ensuite mu décoré Thione posthume prix Nobel de la littérature wala mu xool lu mu ko def parce que ci bindam ak ci waxam mais warul nekk loo xam ne dañuy jóge une semaine émotion bi jàll mais nit ñi jugalaat ci leneen non man je n'aime pas ça bëgguma loolu te suñu combat comme li nga wax nii suñu combat du mus a jeex parce que xam nga lu tax parce que ñun li ñu gëm mooy seule la culture est éternelle ñun dañuy dem tey bu ñu demoon yàlla na jeex d'autres vont continuer le combat mais xam nga lu ñu bëgg mooy combat bi ñuy mënee on était 3 ñoo xam ne ñoo si gën a fës mais am na ay milliers yu ci nekk diaspora bi ay waa xalam dëgg fii ay waa Sénégal yi ay ñoom Pape Djibi Ba ñëpp ñu ngi ci xeex boobu des artistes plasticiens yoo xam ne su ma leen waxee seen tur xamoo leen parce que Sénégal dañu defee ne moom culture musique la man bindkat laa producteur la éditeur la mais est-ce que nit ñi xam nañu facette boobu ñoo xam lu ñu xam ku yore micro di way mooy homme de culture léegi nag ce que je demande man ce que je lance mooy que le problème de la SODAV que le président de la République vraiment exécuté ko mu leer ci SODAV jeex na 7 mars bii passé la SODAV jeex amatul kon léegi artistes yi amatuñu fu ñuy dem di fayeeku maanaam seen ministère de fonction publique jeex na te dara amu ci résultat amu ci dara amu ci te ay milliards dugg na ci kenn xamul fu mu dugg ak fu mu génn léegi nag dafa jot te tey demu Thione bi c'est un grand moment de rétrospection boo xam ne l'État da ko war a def envers la culture sénégalaise parce que il est temps nag tey ay Aline Badara Beye ngi fii ay écrivains yu mag ñu ngi toog Kër Birago Idrissa Diop a ngi fii ñeneen a ngi fi ñeneen fi servir la culture mais lan la ñu am ci culture bi su dul di bind di accoucher di créer mais nekk dans la misérabilité pourquoi lan dama ne xoolal nañu xool affaire yi nañ ko janoog moom ñun coon nañu yaran ñun ñamooñu dëgg dañ koy wax fu mu fekk coon dëgg dañ koy wax grand bi daf ñu yaree loolu xoolal Ablaye ma ne mu ne ma xoolal bu dee li ngay wax rek dëgg la ma ne mu ne ma wax ko fu la neex et puis il était dans la révolution culturelle boobu daf ko parachevé daf ko jeexal daf ko def ba mu jeex affaire il faut pas ñuy raay waaw di wax loo xam ni comme ni mu ko waxee Ablaye gisee nii c'est très très important combat bi du mos a jeex parce que ñun la Saywi c'est un groupe avec énormément d'artistes culturels ak Omart mu nga xam ne moom mooy directoire musique et culture de ce pays-là loolu moo tax ñun ñu lëkkaloo donc tey bu Thione nekkee ci digg bi combat boobu même bu fi Thione dëddoo sax combat boobu day continuer combat wu ne serait-ce ngeen continuer ko pour moom continuer pour sa mémoire à lui à Thione Seck mais aussi li mu doon xam nga moom lu mu doon xeex pour aussi ngeen gën a xam précision bi Thione da doon xeex pour culture bi moom li mu daj Thione nee na ma Ablaye ma ne mu ne man li ma daj ci musique liñ ma xeex am na ñoo xam ne bu ñu ma mënoon rey sax rey nañ ma am na ñoo xam ne sama projet CEDEAO bi sax bu ñu sañoon du yegg. dëgg la il m'a l'a dit wax na ko j'étais là. mais yaa nga fa. sama kanam. moo tax man bi lii xewee ma tiit. je me suis dit kon gars yi sañ nañ yegg ba foofu. non yàlla non yàlla non c'est-à-dire que tiitaange bi xam nga tiita interrogation bi mooy lan mooy gis nga nit li nga war a teddee tey lu artiste Sénégal yëpp bokk di ci lekk su ko ñaari nit jëlee di ko lekk mais yéene nañ yeneen artistes yi de